askanu Malika naqar lañu dëkkee ba ñu leen yëgalee ni yenn ci seeni dëkkuwaay dañ ko nar a daaneel ñoom nag di artu ci li ñu jàpp ne seen moomeel la. dañu nekk ci suuf soo xamante ne suñuy maam ñoo ko moom ñu nekkoon fi depuis 1904 ñoom état bu Sénégal ñu tuur fi Mbëbësee mu équipé 14 hectares 114 hectares mu yàq seeni tool suuf si ñun ñu jox ñu ko pour ñu dëkk ci depuis boobu ba léegi dañu gis ne ay promoteurs lañ fi attribué fépp fu ñu war a dem nañ fa ba ñu jot benn lettre boo xamante ne président de la république moom moo ko bindoon le 16 février gouverneur moo ñu ko jox Mame Alassane Sall actuellement mooy gouverneur bu Dakar moom moo ñu ko jox le 26 février 2019 mu ne président nee na nañu delloo suuf yi borom tool yi delloo ko ñi ko moom biñ ko jotee ñu ne ñu foofu dafa am ay boo yu ñu fa jox boo yi li ci gën a yéeme mooy boo yi sax baaxul man dama dugg ci ay forêt classée ak ñàkk fa boo yi dañoo baaxul boo bii ñu njëkk a jot muy boobu Kamak bi situé à Kër Massar fii commune bu Malika la c'est pas Kër Massar autorisation de lotir bi ñu ngi ko joxe ci commune bu Malika joxe boo bi commune bu Kër Massar kon boo yooyu baaxul deuxièmement bi ñu ne forêt classée la ñu ne forêt classée la forêt bi waaw forêt classée la ñoom ñoo ko classé numéro bi ko classé numéro 568 le 1er janvier 1950 jamonoy colonial kon buñ ko bëggee joxe dañ koy déclassé ba pare jox ñu numéro bi ko déclassé te buñ ko déclassé ñun waa Malika ñoo koy dëkk ñun ñi nekk fii ñoo moom suuf si amul keneen ku fiy dugg parce que président moo ñu indil acte 3 2016 mu ne gën a yàgg gën a yey gën a jege gën a yey ñun ñi gëm Seydina Limaamu kenn duñu fi jële ñu ngi nag dégg ay ordre de démolition yu ñu jox waa Descos ñu leen di xamal ne na leen leer na ci kaw ay néew la ñuy démolir loolu na leer Sénégal voilà. ñu ciy joxoñ nag baaraamu tuuma kilifa yi fare ci service yu nguur gi. tojoon nañ suñuy kër précédemment dañoo bettoon moo tax ñu toj ko ce qu'on ne veut pas accepter mooy lenn duñ fi duggati kenn dañ dul mayati kenn mu ñëw dugg fi di ñu génnati ça on ne va pas l'accepter dafay leer parce que léegi lii dafay c'est inadmissible lii mosuñu ko gis ci àdduna loo xam ne saa ay promoteurs yoo xam ne jóge fële mais ñi nga xam ne ñoo leen yëg suuf si sax dafa mel ni jànguñu mais comment yow ñu ne benn commune en plein exercice ak am maire am lépp lu ci wax ngay jël su maanaam dañuy juutal affaire bi c'est-à-dire dañuy dem jëli octroyé ci booy ba pare door a ñëw ci mairie bi loolu mënul nekk mairie bi mooy joxe ba pare ñu door a ainsi de suite mu am suite door a def ay cadastre ainsi de suite mais loolu mënul ne. lii ñoo ko moom dañ ñu ko war a jox muy lu leer nañ depuis 2019 ñu ñëw à chaque fois ñu ñëw léeg-léeg Descos ñëw toj léeg-léeg ñëw Descos ñëw jàpp ñu léeg-léeg Descos ñëw dóor ci suñu kanam Descos moo wax gendarme Descos moo wax sama kanam ni fii lu mu leen jaral nañu ko man wax boobu ba léegi ma ko fàtt gis na ci man lool bu waru leen a jaral dara lii suñu alal la président sa décision gëm nga ko moo tax nga wax ko bind kayit firndeel ko ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow dama defe dafa bari ay bande à col blanc sa wet lan la ñu bëgg lu ñu amee njariñ suuf war nañ ko xam lenn li bu ko préfet bu ko gouverneur ñi ñee wax wala préfet wala koo xamante ni responsable politique bu fort la war nañ seetaat mbir mi lan la ñun nañ ko jaral nañu jaral suñu lépp nañ jaral suñu bakken ku am sa alal jaral la dara du dëgg ci yow nay dëgg ci ñun nim ñu ko jarale bis dimanche bu ne daanaka ñu yendu fi nañu ko jaral ba luñ ci am jël. maire bu Malika di Momar Talla Gadiaga dugal loxoom ci xeex bi dem sax bay fësal ñi mu jàpp ne ñoo teg loxo suufus Malika. ku mel ni Sidi Lo ancien receveur des domaines ci la ak i moroomam yoo xam ni dañoo jël suuf si séddale ko ni leen nag bu gis ngeen ci jotee jox leen ñu suñu wàll mais am na koo xam ni provocable dafa yónnee ndaw ni ma am naa fi 5 hectares soo ba dimbalee nga jël benn hectare bi mais kooku dëgër na yaa salaam dama ko bind ne ko amoo fi dara ñëw jaaratu fi ñu ne ma Sablix dem na procès ba gagné ko naka nga mën a gagné un procès boo xam ne am na vice de forme naka la mën a nekkee il y a 3 ans Sablix envoyé na fi quelqu'un pour ma négocier ak moom mais boo moomee dëgg doo négocier mais nag li ma leen di xamal ils sont solidement implantés dans le système vicieux bu leen di jàppale. mu dogu tey nag ngir gunge askanam ba mu jotaat
ci suufam. dinaa leen gunge parce que xoolal je peux pas faire autre chose gis nga ni ma màggati nii dinaa wuti sax beneen mandat pour gën leen a jàppale. yal nañ ko waaw yal nañ ko soxlawuma ci dara soxlawuma ci dara. billahi wallahi sama kër papa laa dëkk. les gens là sont tellement gourmands ah dañ lay lekk ba nga jeex état bi ni la ana li nga yoonu nga lekk naa ko ñu daw na làqatu ji ñu jàpp la. suñu lotissement 37 hectares bi moo ci nekk lekk nañ ko ba mu jeex mais bu ñu jàpp mën nañu jàpp du seddu na ci ñoom ñëpp. dañuy alerter opinion nationale bi ak bu internationale bi Sénégal li fi am doy na waar dara waralu ko lu dul autorités yi nekk fii le sous-préfet à nous Russie di ñu gëmloo ay restauration indi fi benn service bu ndaw di ñu nelawal préfet bu Dakar recevoir nañu Mame Alassane Sall gouverneur bu Dakar recevoir nañu kenn moo ñu fi recevoir wax ñu waxi nit moom mooy directrice bu cadastre madame Dieng ñu ngi koy saluer au passage voilà te jàmbaar la ñi fa nekkoon sax di ñu jàppale naan ñu suuf si yéen a ko moom dañ leen a affecté au niveau du Tambacounda voilà kon Sénégal li fi am ëpp na jéggi na dayo président nag bu dee day woo jeunesse bi naan leen nañ leen jox liggéey ñun soxla wu ñu mu jox ñu liggéey nañu delloo suñuy suufi maam suufu Malika près de 300 et quelques hectares la jox nañ ci ñu ci war a jox indi nañ fi waa BRT ñu ngi nee ñu xàllal leen ba mu rafet pourtant BRT dañ leen fay ay centaines de millions ba pare ñu ngi préparé terre bi président kenn du fi dugg buñ fiy dugg da ngeen ñuy rey terre bi du fi dugg kenn du fi dugg même seen eau bii ngeen di defar fii nañu xam ne bés bu ñu réglé wul lii ici peu de temps dinañ arrêté lépp lu état bi am fii ci Malika. Malika di benn ci fukk ak juróom-benn commune bu département bu Pikine te nekk ci arrondissement des Niayes askan bi fi yeewoo noppi dem ba jeex ngir sàmm rekk li mu jàpp ne moo ko moom.